kenn woowu ma de kenn convoqué wu ma ne leer adduna bi yëpp dañ leen wax ne dañ maa jàpp dama doon njuuj njaaj ñu jàpp ma kenn woowu ma je n'ai reçu aucune convocation man maa taal sama oto jógee Dakar dem Saly man maa leen fi jiitu sax pour vous dire bi ñuy ñëwee ñu dugal maçon bi di ko sonal li tax nga fay tabax nangam nangam mooy leen kii moo may tabaxloo Ousseynou Diouf ñu ne ma yaa koy tabaxloo foofu ma ne ko waaw mu ne ma an sa kayit mi yëkkati suma kayit wane ma wane sama kayit ñu ne ma sa kayit baaxul ma ne ko ah noo ko xamee dama ñëw pour leeral benn situation ba nga xam ne xewoon na fi fan yi ci ginnaaw situation ba nga xam ne ëlëm na xelu askanu waa Thiès yëpp du waa Thiès rek mais adduna bi amul fu nit wooteewul ndax dañoo yëkkati woon tuuma bu doy waar bu ba nga xam ne kenn mënu ko comprendre teg ko ci sama kaw mbagg yi la nga xam ne Ousseynou Diouf fii ci biir Thiès ba mu juddoo ba tey ni mu toll nii kenn mësu ko waxal wax ju nu mel mu di lan mu di dama falsifié benn këyitu kër fële ca Ngent bu coïncider ak la parcelle 566 ñu jàpp ma ci loolu téye ma fee ci brigade Descos bu Saly loolu la ñu wax àdduna bi yëpp jël ko relayer ko dans la presse ak réseaux sociaux yi def ko defin bu ñaaw bu doy waar ba nga xam ne damaa dem ba ne mais ñii lan lañ jublu woon ci jëf ju ñaaw ji xëy na peut-être dañ maa bëggoon yàqal wala li may politique mooy tax wala dañ maa bañ wala qu'est-ce qui se passe ndax ma jàpp ne bu fekkee terrain bu ay ñaari nit di xëccoo yow nga ñëw indi sa kayit di laaj keneen ki ne kan lañ ko jox ki ñu ko war a jox mu war a ñëw toog teew indi kayitam ñu xool kayit bu baax ñu ne kayit bii moo baax demal jël yow sa kayit baaxul bàyyil loolu lan moo ci laaj lan la jar jël nit ki téye ko garde à vue mu mel ni un faussaire te mbir mi bu ma koy leeral damay wax ne man kenn convoqué wu ma wax dëgg fa yàlla je dis la vérité te commandant Ndiaye bu Descos war na moom may dégg kenn convoqué wu ma sama maçon moo dem ci terrain bi gis ne am na ñu ko doon commencé di ko gas biñ ko commencé di ko gas mu woo ma ne ma sa terrain bi ñoo ngi koy gas mu ne ko moom mu ñëw fa boo fa ñëwee fekk fa benn xale mu ne ko ku leen ko jox mu ne ma administration mu ne ko ban administration mu ne ma loolu laa la mu ne ko an sa kayit mu ne ma mënuma la koo wan mu ne ko wax loolu may lan mu ne ko sëñ bi bu laalati suma suuf bu laalati terrain bi mu ne ma terrain bi dañ koy tabax bi ma xamee ne dañoo nar a tabax ma jiitu leen ci booba fekk ne juróomi fan ma leen di woo ñu ne du ñu ñëw dem naa ba ne ko léegi ñoon joxante rendez-vous police man garaawul man comme man citoyen laa comme yow ñëwal ñu dem ànd police wala gendarmerie wala foo bëgg ñu wane fa kayit yi rek man loolu rek laa bëgg bu fekkee sax dañ ko désaffecté amul problème jëlal mais mu lànk ah ma ne sama maçon tabaxal maçon bi tabax waa Descos ñëw arrêté ko moo ngi nii j'ai même photographié la date du 16/3/2021 Descos ñëw fa ne maçon bi arrêté mu arrêté mais malgré ça ñu yéen ko yóbbu mais koo ñëw ne arrêté mu arrêté xam nga kooku respecté na loi kooku dañ koo liggéeyloo rek kooku jarul yóbbu en fait même huissier bi ko constaté muy madame Aïcha Dieng ñoom moo ngi fii toog jox naa ko samay këyit mu dem foofu photo et tout constaté la fa nekk mais biñ ko yóbbee Saly mu woo ma ne ma kat man kat gars yi yóbbu nañ ma booy liggéeyloo nit nag wax dëgg fa yàlla ba mu am problème da nga yow kayit gi nga yor nga wóolu ko mais da ngay dem taxawu ko kenn woowu ma de kenn convoqué wu ma ne leer adduna bi yëpp dañ leen wax ne dañ maa jàpp dama doon njuuj njaaj ñu jàpp ma kenn woowu ma je n'ai reçu aucune convocation man maa taal sama oto jógee Dakar dem Saly man maa leen fi jiitu sax pour vous dire bi ñuy ñëwee ñu dugal maçon bi di ko sonal li tax nga fay tabax nangam mooy leen kii moo may tabaxloo Ousseynou Diouf ñu ne ma yaa koy tabaxloo foofu ma ne ko waaw mu ne ma an sa kayit mi yëkkati suma kayit wane ma wane sama kayit ñu ne ma sa kayit baaxul ma ne ko ah noo ko xamee mu ne ma sa kayit baaxul ma ne ko d'accord mu ne ko léegi ana keneen ki may xëccal parcelle bi mu ne ma kooku mënu ma la koo wan ma ne ko ah bon ñu ne ma waaw mu ne ko ndax léegi et puis sax li gën a grave ñu ne ma parcelle bi désaffecté nañ ko mooy désaffectation yi ngeen doon dégg mu ne ko ah bon mu ne ko mais loolu yow yaa ma ko xamal kenn bindu ma kayit kenn waxuma ne parcelle bi dañ ko désaffecté même xale ba ma fa fekkoon dama def na ma rek administration mu ne ko ban administration mu ne ma du ma la wax dara
mais bi ma deskas waxee na ma désaffectation la mu ne ko waaw mais amul problème même bu dee désaffectation tamit man Ousseynou Diouf sénégalais laa comme ñëpp bu fekkee désaffectation bi jaar na yoon mu leer mën na kon kaj parcelle bi jox nañ ko keneen mais wan leen mi benn kër rek ma bàyyi amul problème benn suuf la yàgg naa maye ay terrain man mii mais kuy maye ay terrain du xëccoo benn parcelle ñu ne ma mënuñu laa wan kayit gi gars yi ndax dégg ngeen wax ji ma wax ñu ne ma gis nañ ñu ne ma gis nañ sa kayit baaxul mënuñu laa wan ki ñu ko jox mënuñu laa wan kayit miir ba nga fa def da nga koy toj wala ñu tëj la gars yi dégg ngeen wax ci sa terrain perte nga ko sa kayit baaxul miir ba nga fa def da nga koy toj wala ñu tëj la loolu lañ ma wax mu ne ko mais sa waay loolu moom doy na waaraan ci mim réew Sénégal noonu la Sénégal di doxee ñu ne ma ah sëñ bi loolu la da ngay d'accord ne da ngay dem toj sa miir ñu bàyyi la nga dem maçon bi moom bi ñu ko nappee na ko arrêté mun a arrêté ñu ne ko demal ñu ne ma yow demal nga toj sa miir ñu bàyyi la ma ne leen man du ma toj suma miir te gisuma décision de justice damaa xam suma yoon nekk ci dëkk bi mu ne ko et puis lii suma damel la kenn du ma ko jàngal mu ne ma kon di nga fi fanaan mu ne ko ok mu def kaf ma def dëgg mu téye ma fa bi ma xamee ne day caaxaanul ma woo suma avocat mu jóge Dakar ñëw ànd ak suma frère l'article 55 du code de procédure pénale def na bu fekkee tey jii nii yow da ngay dem ci yoon sa avocat dafay war a ànd ak yow d'abord ngeen wét ci benn ruq yéen ñaar rek nga expliquer ni mbir mi demee mu conseiller la après ngeen doog a dem toog ak enquêteur bi ngeen def audition bi mais su ma ala li gën a garaaw sama avocat bi mu ñëwee na ko monsieur le commandant may ma gisante ak sama client parce que article 55 noonu lay demee avocat yëpp noonu la ñuy doxalee mu ne ko duma la ko may da ngeen di toog fii wax sama kanam ma dégg sinon yéen ngeen dem loolu du am sama avocat dafa tiit ba dafa taxaw di ko xulli mu ne ko mais man loolu man plaidé naa fu ne international fu ne mais loolu musul am mu ne ko fii looloo fi am mu ne ko ah bon pendant 10 minutes ñoom ñaar ñuy werante mu ne ko sa waay nañ def affaire bi amul problème ñu def affaire bi mu dem ñibbi bi mu demee ñibbi mais man rek fa nekk ak gendarme yi boobu man xam naa ñii fañ jëm te ñeme naa li may def bu ma doon ragal du ma fa toog ba heure boobu ndax bu ma doon ragal dañ daan ma tojal ma ne leen ok tojal comme ni ñuy def gaa yëpp ñi ñuy nappee gaa yëpp toj leen ñu toj ñun jël terrain bi jox keneen ma ne leen cette fois-ci ça ne va pas marcher avec moi ñu wax ma ko mën a leen xoolal fanaan feeg man déjà booy bi fa nekkoon tax doon tabax dama ne ko sëñ bi terrain bi kaso wala bàmmeel boo ci bëgg ñun ñaar ñu ànd ci dem ndax dama wóoru document yi ma yore non non mais ci guddi gi noonu après ma dem tëddi mu tëj bureau mais 8 heures suba teel ndekete fay nañ ay journaliste gars yi ngeen baal ma nag mais am na journaliste yu doy waar ci biir dëkk bi non journaliste yu et puis loolu il faut ñu waxtaani ko waat ñu tas ko yéen ñëpp gis ngeen niñ ko médiatiser waaye au niveau international amul ko wootewul Ousseynou Diouf tey nañ ko deskas bu soli dafa falsifier ay këyit faux usage de faux mais journal yeeg après ñëpp di woote ñëpp jommi ñi am ñaa xam ne dañ ne woon ku leen tegal seen loxo ci kaamilu alxuraan ñu ne loolu amul ndax xam Ousseynou Diouf bi nga xam ne bi mu nekkee impôt domaine ba bi mu fi jógee en 2014 plus de 100 milliards de recettes je dis bien 100 milliards de recettes depuis Mamadou Ba jaar ci Ndiagaloo yegg ci Pascal Dione xaalis bi impôt domaine doon dajale man lañ koy jox man maay def comptabilité bi verse ko au niveau du trésor kenn musuma épinglé pour détournement booy yi xam nañ ci li may wax dara dañ ma doon jox sax 200 millions ma fanaanoog moom suma kër xëy dem verse ko Antoine Villiers moo bi dëkk HLM de Dakar moo leen caissier bi mun na ma seedeel loolu Ousseynou Diouf bi nga xam ne département de Thiès moo géré woon l'affaire le bureau des affaires domaniales pendant au moins 15 ans bàyyi fi ay terrain grand standing yi nga xam ne 30 millions lay jar bàyyi fi ay terrain 10e carrière yi nga xam ne au moins 10 millions 15 millions lay jar dina dem di falsifier ngent benn terrain ba nga xam ne ca jamono yooyu 1 million 500 2 millions lay jar ndax loolu yenu na maanaa ñu xëy wax ne Ousseynou Diouf dafa falsifier kayit téye ma fa waaw loolu lañ mënoon wax ndax seen i pexe moo sottiwul woon ndax dañoo bëggoon ma baa ma ne du ma baa ñu ne nañ leen ko sosal ñu sosal ma
sos bu ñaaw sos bu doy waar gaay mais xam nga jamono ju ne jamono boo gis ci àdduna dafa am ay mbir ya nga xam ne sunu borom day yónni missionnaire ba nga xam ne moo koy leeral ma jàppoon na xëy na peut-être sunu borom dafa maa yónni ndax korog bu may jógee Dakar pour ñëw yaakaar moon yooyu yëpp dina fa am dama doon waroon ñëw pour waree sama kayit rek c'est vrai kii xëccoo parcelle ñu wan ma kayitam mu dem et puis loolu jarul tey ay nit Sénégal barki Demba Ndiaye Cheikh Yérim Seck boo seetaanee télé moo ngi koy wax nañ bàyyi di xoqatal nit ñi ci ay police ak ay gendarmerie di tëjaate loolu ma doon taal suñu dëkk barki Demba Ndiaye avec Ousmane Sonko Adji Sarr korog bi mbir bi amee Mati Ndiaye mi woo ma na ma xale yi nee nañ dañuy bu doon Thiès la dem nañ taal ji fii ay bureau mën na leen mukk ndaw yi président Macky Sall waruñoo dugg di taal ci di taal ay institution bu ñu dugg loolu moom du sax xel mën na leen bàyyi leen noonu peut-être que bu ma génnee ñu leeral lépp mais dama bëgg ñu xam ne fii ci biir àdduna bi du Ousmane Sonko rek moo am ay souteneur fii ñi fi am ay souteneur bëri nañ gis nga bu ñu bàyyiwul jaay doole foqat yi nangu di sonal doomu aadama yi ci lu dul dëgg billaahi wallaahi taalaahi dëkk bi day tàkki léegi ndax jamono ji ñu toll personne n'est plus intouchable bu fekkee da nga yaakaar ak ndombal tànk bu la yàlla jox bu la munti yàlla munti jox bu fekkee da nga yaakaar ne tey jii nii yow lu la neex def yaay buur yaay bumi non attention jamono ji dafa changé moo tax lépp lu ñuy def rek nañ leen ko teg ci dëgg nañ leen ko teg ci leer nañ leen ko teg ci respecté doomu aadama ndax yàlla moo respecté d'abord en premier lieu doomu aadama moo tax man Ousseynou Diouf ci lu dul dëgg du ma ci dem moo tax ku ma nar a teg injustice daf may jaral nga tëj ma kaso wala nga rey ma mais du ma ko nangu biñ ma fa téye ñaari fan ñiy wër foo boobu ñi nga xam ne créé nañ ko ba pare nag wax ko àdduna bi yëpp te mënuñu koo gis ñu def seen cinéma ne nañ leen ko bàyyi mu ñibbi ndax kat booba am na ay kilifa yu mag te li may wax lu ma leer la yu commencé dugg ci mbir mi na mbir mi kat moo ngi commencé jéggi dayoo wax leen fa xew ñu profité def seen benn cinéma na ma garaawal mun ngaa dem ma ne man naa dem foofu la wax ji tàbbi géej bi fi ma leen wax nii vous pensez que c'est raisonnable non tey nit ki 48 heures wanuloo ko ki muy xëccool parcelle bi wanoo ko këyitam di ko tuumaal ko ne dafa falsifier ay këyit te tu n'es même pas capable de wax falsification bi fan la et puis li gën a doy waar receveur bi signé woon këyit gi ñëw taxaw ni lii sama signature la maa ko signé sa waay ñu continuer di wax naan lii ça c'est du faux dossier baa ngi nii je le montre au grand public ñëpp xam ndax comme donc dañoo wër àdduna Ousseynou Diouf dafa falsifier ay këyit wax day leer góor gi ñuy wax Momar Diop dëkk HLM de Dakar juddu en 1931 taawu ma ngi nii Ousmane Diop moom la waajuram amoon ay suuf fële ca Ngent lotissement jamonoy 96 ñu waroon ko jox ñaata 16 parcelles n'est-ce pas bi ñu ko waree jox 16 parcelles góor gi xeeb këyit lañ ko waroon jox mu gedd ko bi mu toogee bi jëmmi jamono ay doom na ko demal nga jël loolu après ñu xeex li ci des muy bind receveur des domaines en 2011 photocopie carte d'identité góor gaa ngi nii bi mu ko bindee commission domaniale def enquête mais effectivement góor gee moom terrain yi ñu jox ko ay terrain bi ñu ko defalee ba pare xolam sedd mu yónni doom na ko ne leen may naa leen ñaari terrain Ousseynou ak patron sëñ Ousmane dëgg la wala déet. effectivement parce que bi mu toogee. après di nga leeral may mu tuuti. bi ñu góor gi joxe ñaar terrain ma jël sama bos def ko sama turu soxna man kayit gii laa yor nëbbu ma ko wan naa ko ñëpp. kayit gii la ñuy wax du faux. billaahi wallaahi taalaahi ba àddunay tukki mënuñoo génne na kayit gi du faux dañ maa sosal man loolu rek laa bëggoon mu leer. léegi nag la cet ginnaaw ak désaffecté nañ ko man loolu amuluma solo vraiment kuy may ay terrain doo xëcc ci terrain mais tuuma bi ñu tegoon suma kaw. mu metti lool dis lool ci samay njaboot ci samay xarit ci samay am di jàmm ci ñëpp moom laa bëggoon mu leer. man mii sama bopp dinaa porter plainte à ces journalistes yi nga xam ne dañoo jug rek dem yàq ay der et puis li gën a garaaw gars yi gis nga moo tax àdduna xool leen lii man dama ko xool après xool leen lii gars yi partagé leen jël photo président Macky Sall rien que pour jël seen tuuma gën koo def ba mu gën a ñaaw
jël photo président Macky Sall bu jaaxle ndax dëkk bi dafa tàng ñu ne président Macky Sall fi jamono ji toll ak ni mu jàqee ay nitam ca Thiès amuñu lu ñuy def lu dul di falsifier ay kayit ba ñu teg leen loxo yaakaaroon naa ne bu ñuy créer ay tuuma ak ay sos dinañ ci génn président mais nag Sénégal ni mel bàyyiwuñu kenn taqal nañ président taqal partem taqal suma direction taqal samay dëkkandoo taqal samay mbokk taqal ñëpp ci lu dul dëgg. xam nga àdduna amul solo bul bañ ku la tuumaal ku la wax lu dul dëgg liñ naan bul bañ ku la sédd ci gaalu xaj waaye buñ la fekk nga cay lekk bu ma leen xamoon sax jéggal naa leen barki alxuraanul karim yonent bi li tax ñu waxu ñu tuddee ko woon que gën gi mbindeef c'est parce que dafay gënoon xol amul luñ ko tegul bu demee ba yàlla suñu borom ñi koy mbugal di ko sonal yàlla nar leen a xalak danaan ko ay yow yàlla suñu borom baal leen dañoo xamul bu ñu xamoon duñ ko def mais def nañu lu ma metti nag wax dëgg fa yàlla bu mën a mettiwu ma non metti na ma trop loolu lañ ma wax mais kiñ ko réaffecté mënu ma ko gis te mënuñu maa woon kayit man buñ ne ma woon dañ ko réaffecté sax ma ne leen garaawul amul problème defoon naa fa ay peine mais oto yi fa doon jaar ak saret ñoo daaneeloon mur bi ma brigade pour defaraat ko mais ci jamono yooyu lañ dugg ci seen opération yii nii mais au moins même buñ ko désaffecté nañ na ma dañ ko désaffecté wala ñu jox ma kayit wala ma xam mais verbalement administration du doxee noonu dafa nekk ay mbir yu doy waar yi nga xam ne Sénégal bu ñu bëggee mu dem il faut ñu xoolaat mbir yi ni muy doxee te ñu bàyyi jaay doole ay sonal nit ay tëj fii ay nit ñi ñoo ragalatul kaso xam nga li tax parce que dañoo dem ba xam ne fii dëkk bi injustice daf fi bëri gendarmerie bu njëkk bu ñu la waxee kaay dem gendarmerie say tànk day damu ndax la xam nga li tax boo defee loo warta def dem gendarmerie dañ lay téye mais bu fekkee léegi dañ ne la kaay gendarmerie nga mel ni dem gendarmerie ak dem marché moom ngay yemale mais c'est parce que suñuy institution seen crédibilité ba ñu amoon wàññeeku na yàqu na ndax yéen yi ñu fay gis te loolu nag lii tax mu sauvé mooy vraiment ñu xoolaat nit jan nañ fay teg ay nit ya nga xam ne ragal nañ yàlla maandu nañ te li ñuy def ci dëgg ak ci yoon lañ koy teg dafa nekk mbir mu compliqué c'est prévu nag par la procédure dama ñaan mais doy waar ga nga xam ne commune yi koy def sax bëriwul ndax Thiès auparavant musul woon dund ay désaffectation nañ leen waxante dëgg da nga fi doon am sa terrain jënd ko dem ba France nelaw fa pendant 40 ans boo ñëwaatee fekk fi sa terrain kenn du ko lal mais nit dina jënd terrain bàyyil ko njabootam nit dina nekk néew di doole di taqale wut njaboot wut sa terrain bu dee 500000 300000 amul lu mu ko tabaxee di xaar yàlla dimbali ko xéewal mu tabax ko loolu mun naa def 5 ans 10 ans on est en Afrique il faut nit ñi am yërmande ci nit ñi. non du mais baaxul parce que xam nga li tax moral moo ko nanguwul dañ ne bu ñu la joxee terrain 2 ans war nga koo tabax dëgg la mais nañ leen waxante dëgg mais Afrique la nekk nit ñi dañoo sonn pour nga dajale loo tabaxee kër day def fukki at juróomi at kon nañ leen xoolaat taxi yi te ñu bàyyi terrain yi ak seen mais néew kuy jaay caaf boo ne koo 2 ans fan lay jëlee lu mu tabaxee te pourtant sénégalais buy dund il a droit pour am terrain am dëkkuwaay kon nañ leen xoolaat taxi yi tey am yërmande ñun jamono yu ñu fiy nekk mosuñoo nangoo def désaffectation ndax xamoon nañ ne ay problème rek lay indi. Je m'appelle Ousseynou Diouf, responsable politique de l'Alliance pour la République et agent des impôts et des domaines. Récemment, par ces temps qui courent, vraiment une certaine information a été véhiculée par une certaine presse mal intentionnée à mon endroit. Et cette certaine presse a vraiment véhiculé comme quoi j'avais falsifié des documents administratifs concernant une parcelle située à Nguinth, la parcelle 566. Alors que cela n'était pas du tout vrai. Cette parcelle m'a été affectée en 2011 par le receveur de domaine suite à une enquête domaniale sur des parcelles de terrain qui appartenaient au vieux Momar Diop. Ce vieux nous avait offert 2 parcelles et c'est cette parcelle en question qui a fait l'objet, comment dit, a fait l'objet d'une désaffectation. Lorsque j'ai été au niveau de la DSCOS de Saly, j'ai présenté mes documents. On m'a fait comprendre que mes documents étaient faux et que mon maçon devrait arrêter les travaux et libérer les lieux. J'ai demandé à ce que l'on me mette en confrontation avec la personne réaffectataire de la parcelle ainsi que l'acte de désaffectation
on a refusé catégoriquement de me les présenter. Tout simplement, les ordres que j'ai reçus, c'est de dégager de la parcelle et de considérer que cette parcelle, je l'ai perdue. Chose que j'ai refusée catégoriquement et qui m'a valu ma garde à vue de 24 heures dans les locaux de la DSCOS. Et durant ces moments, j'ai traversé vraiment des moments très difficiles dans ces locaux. Puisque même mon avocat, Maître Konaté, qui était venu pour me défendre, a été confronté au refus catégorique du commandant d'user de ses droits de procéder à un entretien dans la confidentialité selon l'article 55 du Code de procédure pénale, ce qui constitue une violation manifeste et flagrante du métier d'avocat. Mais je pense que lui-même personnellement va saisir le bâtonnier d'avocat pour ce manquement grave qui a été constaté. C'est ainsi que j'ai été diffamé de tous bords par rapport à l'existence de cette parcelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter plainte au niveau de l'inspection générale d'État pour que la lumière jaillisse par rapport à tout ce qui a été avancé. On m'a diffamé, on a raconté du n'importe quoi sur moi. Ousseynou Diouf a falsifié des papiers concernant une parcelle. Ce Ousseynou Diouf dont on accuse d'avoir falsifié des papiers a au moins montré ses papiers et a déposé ses papiers au niveau de l'inspection générale d'État pour qu'on les audite. Et à cette parcelle, à cette personne dont on dit qu'elle est réaffectataire de la parcelle, je la demande de se présenter avec son acte de désaffectation pour que la lumière puisse jaillir et que tout le monde puisse savoir que Ousseynou Diouf n'a jamais fait du faux et usage du faux et ne le fera jamais jusqu'à l'extinction du soleil. waaw man may doomu Momar Diop je me nomme Ousmane Diop fils de Momar Diop. Effectivement paa bi dafa amoon un terrain de 1200 mètres carrés au niveau de Nasrou. Moment bi ñuy jël terre yi di lotissé côté boobu da ko fekkoon mu def accident am triple fracture bindoon na sax gouverneur lettre gars yi n'ont pas tenu le site en considération ñoom morcé la tool bi joxuñu ko ci dara bi mu jógee di def démarche effectivement il réclamait 20 terrains ñu proposé ko 16 terrains en premier lieu mu recevoir 8 terrains dafa bañoon sax ni du ko signé ma insisté pour mu signé ko man ko donte newoon nañ la des na dañ lay jox en premier lot 8 mu des 8 ba 8 yi génnee effectivement parce que man li ma jaaxal c'est le seul terrain de Ousseynou qui a des problèmes 7 yi amul benn bu si am problème ça m'étonne suñu bokk benn lot gënandoo muy 8 terrains mu kontaan affecté leen 2 terrains ñu ko des na yeneen 8 yu ñu la war a joxaat 8 yooyu ba léegi jotuñu ko de 1 sa moom bi mu ñëwee ni ma terrain bi daa am problème dama ne ko c'est impossible mënul nag durant les 8 terrains xanaa bii rek moo si mën a am problème nan lay nekkee dans un même secteur nekk benn lot ñu jox ko 8 bii bugg am problème jaaxal na ma gisuma kenn ko réclamer ni terrain am na problème à part bii sa boobu ba léegi ñu ngi ko topp ci 8 terrains yi di daw mënuñu koo jot suma rakk nag moo ko doon lijjanti moom moo ma gën a comprendre dossier moom moo ko doon lijjanti mais wax dëgg yàlla bi ma wooyee man ñëw na sax kër ga bi ma wooyee man ko man loolu mun jaaxal na ma parce que même lot bi la même terrain yi la amul benn bu si am problème waaw wax dëgg yàlla noonu la demee. waaw kon mbokk yi wax ji dootul gudd vraiment dama doon dindi tuuma rek maa ngi jégluwaat ñëpp lépp lu ma doon def ci lu baax jàpp naa ne war naa ko yokk ndax kii sama xarit bi taaw man la ko tuddee keroog bi ñu ko waxee na ko damaa njuuj njaaj ay kayit ba njàpp ma bi ma woowee téléphone dafa jooy comme xale ba dama koo coupé ndax mënatuñu woon wax ci ngoon gi la ma waat ma ne ko kon jooy nga ma noppi yaa ñàkk fayda mu ne ma liñ ma waxoon moo ma tiitaloon ba bu ma amoon tension damay dee ma ne ko loolu lañ def ñëpp mais àdduna amul solo bàyyil mu jàll kon yaakaar naa bu fekkee da nga am ginnaaw am ñu lay suivre am ñu lay xool gars yi tu n'as pas droit à certaines erreurs moo tax ma ne tey jii nii lii tax na ba man Ousseynou Diouf te naa xëy na sax amoon naa attention doon naa bàyyi xel ci yu bëri yu may def
mais dina ma gën a dolli njàmbarte ma xoolaat bu baax fi may teg suma tànk ndax nag am na yu bëri nga xam ne mënu ma koo wax xëy na peut-être que affaire parcelle bi nii mais la ca ginnaaw yëpp ak jeu ma ci dégg ak yooyu yëpp mais ëlëm na sama xel mais amul solo yooyu yëpp amul solo maa ngi leen di jégalu ñi nga xam ne vraiment sonal naa leen ci fan yooyu ñii di daw ñii di woote ñii di jóg Serigne Mounirou Ndiéguène d'abord en premier lieu maa ngi koy sant di ko gërëm dox na ci jàmm Pa Ousseynou Ndiéguène maa ngi koy sant di ko gërëm dox na ci jàmm ak salaam bu mët sëkk Habib Niang bi ma génne ci yoon bi woo na ma maa ngi koy sant di ko gërëm Ndeye Tika Ndiaye dégg naa woote na maa ngi koy sant di ko gërëm waa Cogère yi ñoom Moustapha Ndiéguène Assane Mbaye Gilbert Birane Ceneba Birane Seck Birane Mbaye awma seen fay ndax nag gars yi man damaa dama benn instant damaa wéetoon lool ci xeex bi ma jàpp ne bu ma nekkee ndaw président de la république fii ci biir Thiès ñu tuumal ma tuuma ba nga xam ne ba dañoo dem ba pour tuuma bi gën a garaaw ñu jël photo Macky Sall dugal ko ci mais bu président Macky Sall wootewul yaakaar naa mais njoñ ko wër sax war nañoo war a mun a jug ne mais qu'est-ce qui se passe ak sunu waa ji mais man bizarrement kenn wootewul kenn jàppalewu ma xëy na APR moo doxee noonu mais yàlla na ko yàlla soppi mais PIT représenté par Dieynaba Diallo Camara moom bu ma ko bàyyi woon moom day jël jaasi dem xeexi ci loolu bëgguma ko moom sama yaay la ja nga xam ne bëggul dara lu ma metti maa ngi sant ñëpp